ndawu Dalifort ak magu Dalifort yi nga xam ne liggéey nañ lu nekk pour Dalifort te nag bis bu mag la te bis du tuuti la ñu wax borom lay tollool et je pense que suñu tonton ñi mu nekk rax ci ñoom ñi mu nekk pap ci ñoom liggéey na liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo boo xam ne yombul je pense que ku nekk mun na bugg bind livre mun nga ko bëgg waaye xëy na doo am jot def ko ak li mu laaj ci patience ak lu mu laaj ci xalaat ak lu mu laaj ci énergie amaana du ñëpp a koy mën def kon nag dama bëggoon rek ñu tàccu bu baax suñu tonton suñu grand suñu papa Cheikh Agne ñu tàccul ma ko bu baax dégguma dara laa dégguma dara laa déggul dara jërë ngeen jëf bu loolu weesoo nag dañuy sant di gërëm communauté Dalifort yëpp maanaam kullu rek ku juddoo Dalifort màggee fi wala nga dëkk fi ñu ngi lay delloo njukkal di la nuyu di la siyaare ci bis bi nga xam ne teewe ngeen ko yéen ñëpp aussi tamit di gërëm parents d'élèves yi ak élèves yi ak it enseignants yi ak professeurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir Dalifort di jàngal xale yi di leen teg ci yoon di leen éduquer di leen jox xam-xam surtout te loolu am na solo bu loolu weesoo it dañuy jox tamit njukkal suñu association yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi comme mag comme ndaw comme góor comme jigéen nekk ci dëkk bi di yëngu pour développement wu Dalifort ñoom it ñu ngi leen di sargal di leen wax ne vous êtes les bienvenus bu loolu weesoo it ñu nit ñuy kontaan ci délégué de quartier yi nga xam ne ñu ngi Dalifort ñoom it bàyyi seen yitte yëpp ñëw ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ba mat sëkk di leen siyaar di leen gërëm bu loolu weesoo aussi ñu ngi siyaar génération 80 su ma waxee génération 80 nag gars yi xam nañu seen bopp ñëpp xam nañ leen ñi nga xam ne liggéey nañ lu bëri la ci Dalifort ñun ñii di wax ñoom ñoo ñu tàggat ñoom ñoo ñu defar ba tey ñu mën a taxaw fii tey di wax bu loolu yi di weesoo dañuy gërëm waa GIZ mooy coopération bi nga xam ne jàpp na lu bëri ci liggéey par rapport ak Dalifort ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu loolu weesoo ñu ngi sant monsieur le maire mi nga xam ne teew na fi moo ak délégation am lépp li nga xam ne lu jëmale Dalifort kanam la moom mu ngi ci du ci xaar kenn et je pense que autorités yi ne ci dëkk bi loolu nag moom mooy seen liggéey bu ñu amee ay ndaw wala ñu am ay mag yi nga xam ne ñu ngi liggéey pour développement communauté bi ñoom it ñu mun leen teg loxo ñu lëkkaloo parce que ñun ñëpp jëmale Dalifort ci kanam moom moo ñu ñor jëmale Dalifort ci kanam moom moo ñu tax a jóg et ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant léegi nag xam naa ne dañuy ñëw jublu rek ci liggéey bi dañuy siyaar tamit honorable député Awa Niang ñëwul waaye it yónnee na ndawam yaa ngi fi ñu ngi leen di wax ne dal leen jàmm xam naa ne léegi rek ñu tàmbalee waxtaan bi incha allah ak docteur Amadou Ba mu ngi fi di ngeen am aussi Maymouna Diallo en tant que journaliste mu nekk suñu rakk ñi mu nekk seen mag nekk koo xam ne aussi jàmbaar la ku am fulla la ku am fayda la et je pense que jigéenu Dalifort yëpp war nañu mën a roy ci moom xam ne kat jigéen warul des ginnaaw ci dara et dañu ne réew bu baaxee jigéen ñi ñoom ñoo tax et dama xam ni jamono jii nii ñu toll tey jigéen rek moo mën a dimbali suñu ndaw ñi et kon kii nii je pense que référence la ci jeunesse su Dalifort yëpp mooy mun a ñu ngi lay gërëm di la sant léegi xam naa ne damay jox suñu tonton Cheikh Agne comme ça moom mu présenté gaa ñi après ñu jublu si liggéey bi incha allah. wax sax de yéen a waroon wax lépp ah. defal naa la koy. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل يسمع الله جل النبي صلى الله عليه وسلم. donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. duñu guddi ci wax ji ndax dafa guddi ndax 16h lañ joxante woon rendez-vous dafa am lu bëri ñoo xam ne dañu bàyyi ay it kon maa ngi yóbbal kàddu gi rek directement monsieur le maire cant yi ak yooyu yëpp dinañ ci def si mais personnellement ñu ngi koy jox cantam ndax dafa war a yeewee ko monsieur Idrissa Diallo kenn du naatable digganteem ak ñun lu yàgg la du tey mais tey toogewu fii tànk boobu
mi ngi fi toog en tant que autorité municipale boo xamante ni ñun ñëpp ñoo tënk suñu kàddu jox ko muy wax ci suñu kàddu def ci suñu kàddu kon jaadu na lépp loo xam ne moom lañ yëkkati ci dëkk bi ñu jagleel ko jiiteele ko moom mu def ci li ñu war wax dëgg yàlla def na li ko ci war lépp loo xalaat rek def na ko ci war te def na ko ci réseaux sociaux yi tamit kon ñu ngi koy remercier ci kàddu ni mais na xam ne nag remerciement yi ba luy continuer la ndax ñu nag moom la ci buntu teen bi comme ndox am na ci teen bi baax am na rek comme ñi bi amee lu comme monsieur le maire maa ngi tënk foofu remerciement yi rek nga xam ne lu ci des nag si xel la koy mottali merci. asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu di si jiital suñu kilifa yi fi nekk imaam yi délégué yi curé yi suñu papa yi notable yi fi nekk ak suñu yaay yi fi nekk di nuyu suñu doom yi suñu jarbaat yi di nuyu en quelque sorte invité yëpp mais di nuyu Dalifort yëpp parce que tey Dalifort moo aaye Dalifort la ñuy waxtaane li waral toogaay mooy suñu frère suñu xarit suñu doomu ndey muy Cheikh Tidiane Agne jot a def liggéey bu moo xam ne liggéey bu moo xam ne dëkk bi da ko soxla ndax liggéey bu mu def waxul ñëwul wax ci boppam moom ñëwul wax ci famille am dafa wax ci li nga xam ne mooy fu ñu dëkk nan la ñëwee nan la commencé mais fu ñu egg nii nan la ñu def bi am kayit yi def naa loolu am solo la te loolu pour nga def ko il faut que mu nekk sa xol ndax liggéey bu mel ni yombul MC bi wax na ko ku nekk mën na bind mais yombul d'abord il faut nga am xam-xam bi nga am yéene bi mais nga mën bind aussi nga mën a gëstu ndax li mu ñu jox nii du ma si dugg ndax docteur Ba dina ñëw wax si Cheikh Agne dinaa war a suñu xarit la taxawaayam si dëkk bi mais livre bi aussi dama si sori parce que may mën a mbi xam na suñu sœur la dina wax livre bi lan moo nekk si biir donc man damay wax ni rek plané lire naa ko ndax jox na ma exemplaire jàng naa livre bi jàng si lu bëri aussi style bi neex na yomb naa lire waaye li ma mën a wax mooy que en tant que maire bu ñu ma falee 2009 dama dugg sama bureau ma ne dama soxla document sur Dalifort aw ma description fenn indaa laa mu jëwoon parce que dama gis seen benn kii sur le net ñu jox ma benn kii bu ñoroon donc lii dafa ñëw à un moment important moo xam ne livre am na ki ko bind waa dëkk bi la fekkee na lu bëri bind na ko def naa loolu nit mën na si teg loxo mais am naa li nga xam ne déjà ça concerne Dalifort te c'est important parce que vite la woon ku nekk am na histoire am ku nekk am na ñu mu koy raconté mais kenn bind ko fenn kenn enregistré ko sax bu ñu koy déglu mais am na ki nga xam ne ñëw na bind def ni si liggéey donc liggéey boobu ni ko MC bi waxee ñëpp war nañ toog taxaw du moins sargal ko encouragé ko Cheikh ñu ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan barkeel li nga def nii mu am succès moo xam ne day wees na njort parce que lii ñu mel nii kenn xamul fu mu yem mais mu bañ a yem si biir rek nga amaat yeneen livre ngay produire encore quel que soit le thème mais mu nekk sa une consécration liggéey bu nga commencé nii ndax liggéey bu am solo la bu am importance bi donc foofu laa bëgg a yem parce que ma continuer rek dinaa dugg si livre bi te dafa waa damay tooñ may mun a alors vraiment merci au nom de toute la commune merci beaucoup ñun vraiment waxoon naa la ko ñun dañ jënd livre bi pour école bu nekk dañ ko jox benn parce que école yi dañuy laaj chaque fois Dalifort yi ñoo mairie ba di laaj information képp kuy école bi commune bi moom au moins di nga am benn exemplaire dinañ xool nag yeneen structure yi nga xam ne ñu ngi liggéey si affaire yi mairie na ko jënd jox la ko pour que au moins ñu mën a wasaare ñi nga xam ne mënuñu ko jox directement ñu mën ko jox si seen école wala seen yenn kuréel yi ñu mën a lire directement ñi nga xam ne nag sama mbokk séeréer lay wax ñu sant baax képp ku mën a jënd livre bi dama jënd ko bul xaar ñu mayee nga dem lire ko donc foofu laay daanelee Cheikh sama gars yi dañu góorgóorlu ku nekk jéem a am exemplaire nga bay ko si biir kër jàng bi gën a gaaw di leen sant di leen gërëm di wax ni comme ni ko Cheikh waxee dafa am rendez-vous moo am cay si kanam tuuti dinaa yeewee ko pour ngeen mën a comprendre rek dama war a dem après donc di leen remercier di leen sant bu baax a baax merci beaucoup.
mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di tàmbale nuyu bi ci nga xamante ne moom mooy monsieur le maire yi nga xamante ne mooy maire commune bi ñuy nuyu également mbooleemu kilifa yi fi nekk gis naa fi imam yi gis naa fi délégué yi enseignants yi professeurs yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di kontaan ci daje bi ak mbooloo bi fi daje yëpp di wax ni maa ngi wax ci turu directeur u Harmattan Sénégal muy docteur Abdoulaye Diallo mu waroon fi ñëw fekkee cérémonie bi waaye yàlla def aussi dañu am beneen cérémonie aujourd'hui beneen livre bu ñuy lancé sur la pensée économique du mouridisme docteur Bamba Diagne bind ko looloo tax finalement comme même heure la il fallait que donc ñu départage ñeneen ñi dem fenn ñeneen ñi dem fii nii donc muy wax ma ñëw teewal ko fi wax déjà par rapport à doyen Agne liggéey ba ñu liggéey dafa mucc ayib parce que bi mu indi téere bi mënoon na ñëw ni moom li mu bind xam na ko li mu bind leer na ko li mu bind peeg na ko waaye dafa ñëw mel ni simple citoyen ñëw déposer manuscrit bi ne na jaar fi mu war a jaar nañ ko évaluer ñu xool est-ce que texte bi am na teneur ak am na donc importance bu war a tax ñu mën kaa jox jébbal mbooloo mi ñu daal di ko jox suñuy évaluateur ñu xool téere bi càmbar ko xool ni téere bi am na solo lool te ñun suñu xeex depuis Harmattan 2009 ba tey bokk na ci ñu fexe ba histoire du Sénégal histoire koñ yi histoire ville yi ak localité yi ñi nga xamante ne mooy sénégalais surtout la jeune génération bi nga xamante ne gis nañu ni dafa manqué woon beaucoup ci ay sources ak ay textes yu wax par rapport à sunu histoire ñu gis donc téere bi nga xamante ne doyen Agne bind na ko daf ñu doon permettre donc combat ak objectif bi ñu amoon ci loolu ñu mën ko atteindre comité bi saluer li nga xamante ne moom mooy liggéey boobu noonu bi nga xamante ne def na ko ñu accepter éditer livre bi donc maa ngi profiter encore di ko remercier doyen pour ce que vous faites et ce que vous êtes comme je le dis parce que ce que vous faites aujourd'hui est un cadeau et un investissement que vous faites pour toute la jeune génération de Dalifort mais pas seulement pour la génération de Dalifort c'est pour tout le Sénégal et ce livre-là doit être donné à la commission aujourd'hui qui écrit l'histoire du Sénégal pour que ñu boole ko ci histoire du Sénégal ndaxte ku waxul Dalifort ci Sénégal waxuloo dara donc loolu noonu ñu ko ciy gërëm mais aussi ci parce que directeur nee na bu ma ñëwee naa témoigner wax par rapport à ni mu mel simplicité bu mu am mais également rectitude dafa bu ñëwee il est comme ça xamul jaar nii xamul leneen te loolu noonu dafa am solo ci ñun suñu liggéey bi parce que dafa metti et donc bi mu ñëwee yombal nañu liggéey bi liggéey nañu dans la convivialité liggéey nañu vraiment ñun ñëpp vraiment ñaan nañu yàlla doyen beneen téere ñëwaat njort naa ni li nekkul dernier ouvrage suñu collaboration bi ça ne fait que commencer et que dina continuer et j'en profite donc pour lancer un appel comme nous koy defee chaque fois le doyen Agne vient de poser un acte extrêmement fort il vient d'entrer dans l'histoire il vient de faire quelque chose qui fera de lui un immortel parce que jusqu'à ay 100 ans bu ñu fi yàlla bàyyee ay 200 ans 3 et cetera dañuy continuer di ko tudd donc ñu ñaan mag ñi nga xamante ne aussi xam nañu dara ci histoire du Sénégal xam nañ dara ci histoire seeni gox wala xam nañ dara ci histoire de façon générale même seen jaar-jaar parce que am na ñoo xamante ne seen jaar-jaar kese c'est une leçon et nous avons même créé une collection pour ça mémoire et biographie ñu bare ba di ci génn di bind seen histoire seen jaar-jaar parce que fa nga jaar la nga def erreur yi nga def ni nga ko corriger ak ni mu amee dafay nekk exemple pour la jeune génération et donc loolu tax ñuy ñaax nit ñu def ko may mujj par remercier monsieur le maire ci li nga xamante ne def na ko njort naa ni bu ñëpp tous les maires de toutes les localités s'il faisait comme lui il l'a fait aujourd'hui en étant présent à cette cérémonie en acceptant également d'acheter des exemplaires du livre pour l'offrir au niveau des élèves ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a lire pour xam lan mooy avenir lan mooy Dalifort loolu noonu bu ko ñëpp defoon kon Sénégal jëm kanam localité jëm kanam je vous remercie pour votre attention. jërëjëf ah man jërëjëf
jërëjëf monsieur Coly dégg nañ kàddu yi te rafet na lool et je pense que loolu kontaan lay def ci ñun waa Dalifort su fekkee ne am nañ ku ñuy représenter un peu partout ci àdduna bi ñu mën a seere ne ku jub la et ku rigoureux la par rapport ak liggéeyam kon loolu alhamdulilah loolu sant la ak gërëm te loolu je pense que day joxaat doole jeune Dalifort ñu xam ne fu ñu munti dem ci àdduna war ñu yaafuus dañu war a siggi def seen liggéey ni ñu ko waree def et je pense que léegi nag dañuy jox kàddu gi suñu sister Maimouna moom mu tajal ñu livre bi wax ñu si lu bëri loo xam ne xëy na sama zaare yëraguñ ko Maimouna parole baa ngi noonu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waa Dalifort maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ku nekk noo fi mënta toogee ak lépp lu la fi tax a toog maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax ci wuy si nga wuy si tey Cheikh Ahmed Tidiane Agne ndax tuutiwul ci ñun tuutiwul ci moom mi nga xamante ni moom moo bind bii téere mu tuddee ko tous pour tout ñoo ngi leen di nuyu ndax Dalifort tey taarixam dem na fu sori soo gisee turu Dalifort dem fu sori c'est parce que Dalifort daa dund ay expérience yoo xamante ne nii du ñëpp ñoo ko dund Dalifort 40 ans rek la am Dalifort daal di am lu ñuy wax titre foncier fekk na fi ay dëkk mu am titre foncier ci seen kanam bàyyi na fi ay dëkk yoo xam ne ni ba tey mun ñu ko dab am titre foncier ci wetam ndax li ko waral mooy Dalifort ay mag ñoo ko sanc ay mag yoo xamante ne nii kon li may wax yëpp les gens voilà ma ne Dalifort ay mag ñoo ko sanc ay mag yoo xamante ne nii ba ñuy sanc Dalifort sanc ñu ko ci ay caaxaan li koy firndeel am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci assistance bi lu ñu dund la kenn du leen ko nettali am na ñu judd ci ginnaaw ñoo ñu tey ñoo ngi fii tamit ci kuuru école bi di daaw ne di foo xamuñ ne am na seen i maam yoo xamante ne ni xam nañu seen tànk tubéy ngir bàyyi leen li ñuy wax ay titre foncier livre bi nag Cheikh Ahmed Tidiane Agne bind mun nañu wax ne que livre souvenir la maanaam ay souvenir lay partagé ay souvenir yoo xamante ne ni moom moo ko dund waaye li gën a li métti ci bind ci wàllum souvenir mooy li ngay partagé du yow rek yaa ko dund li ngay partagé yow yaa ko dund mais au même moment am na ñoo xamante ni tamit dund nañ ko sa wét looloo tax soo koy nettali mën nga bind loo xamante ne ni keneen ka dana ko gis xool ko ne kii la mu bind demeewul woon noonu ndax man it la muy wax dund naa ko mais histoire ba wala bis ba wala la mu nettali demeewul woon noonu donc ay souvenir collectif la ma bamtuwaat ko kon ay ma ne ay souvenir collectif la souvenir collectif yooyu moo tax sànq dégg ngeen Ernest doomu dëkk bi bokk ci Fukkeen Kook tey tamit doon groupe bu darab boo xamante ni nii ñoo ngi yëkkati turu Dalifort fu nekk Ernest sànq nee na bind livre nekkul lu yomb waaye bind livre bi tamit ñun ñi jege Cheikh Agne tuuti xam nañ ne nekkul woon lu yomb ndax fukki at a ngi nii Cheikh Agne mu ngi liggéey ci biir téere boo xamante ne nii fukki at mu ngi ciy liggéey ndax ëpp na juróom-ñaari at wala juróom-benn at bi nga xamante ne ni ñun présenté nañu première mouture bi maanaam premier exemplaire bi ñu lire ko balaa moo sax seeti waa Harmattan loolu day firndeel rek ni ay souvenir soo ko bokkee ay nit balaa ngaa bind da ngay fexe ba ku nekk ki nga xamante ne ni dund na histoire ba la ngay bind mu gis ci boppam xam ne la nga bind noonu la amee. livre bi moo ngi ko partagé en 3 parties partie bu njëkk bi moo ngi ko tuddee Mon Beau Village deuxième partie bi moo ngi tudd le quartier flottant troisième partie bi moo ngi tudd la restructuration. ci wàllum bind téere bi yëpp 98 pages la mais am na ay annexes yu mu àndal maanaam ay archives yoo xamante ni nii képp kuy gëstu képp kuy def recherche képp kuy def jàngat ci wàllum restructuration maa ngi lay conseillé nga xool annexe yooyu ndax ay archives yu intéressantes ñoo nekk ci biir. donc noonu ni mu ko waxee noonu ay souvenirs la yu muy partagé soo téyee téere boobu da ngay xalaat ne kon lire ko du yomb ndax ay souvenirs yu jàmbur soo ne da nga ciy dugg ne da nga koy lire du yomb. waaye teewul histoire bi daf ko construire de sorte que yow mi koy lire tu as l'impression que c'est un roman de fiction parce que respecté na li ñuy wax schéma narratif nag pour mu am sens il faut tubaab bi nee nañu 5 mbir bu njëkk bi mooy situation initiale te situation initiale boobu mu ngi ko tuddee Mon Beau Village. Mon Beau Village nee nañu 1945 lañ ko créé
ki ko créé moo ngi tudd Demba Diop. Demba Diop nag ñu bari nee nañu moo ngi jóge woon ca Soudan occidental te ñu gën ko xamee ci Mali. Demba Diop ba muy yegg si fii date exacte bi peut-être amul mais ñëpp ñoo ngi sukkandikoo ci gane si àdduna ki nga xamante ni mooy taawam bu góor loolu ñu daté ko 1945 surtout Demba Diop ba ngeen di toog sama wet. doomam je m'excuse doomam direct Astou doon conseiller municipal fii ci commune d'arrondissement bu deuxième adjoint au maire bu commune d'arrondissement Dalifort Foirail doomu Demba Diop la. donc lépp lu Cheikh Agne wax ci téere bi jëmale ko ci papam su dul dëgg kon moo ngi fii moom dina ci mën a wax lu leer looloo tax bind roman souvenir donc doon lu metti mooy li ma doon wax sànq. situation initiale bi mooy mon beau village soo leen demee page 25 joxe na situation géographique mon beau village nee na mon beau village moo ngi situé wu diggante Cambérène diggante Pikine ak diggante route bi nga xamante ne moo ngi déparé daanaka place de l'Obélisque ba Patte d'Oie mon beau village tey ñu gën ko xam ci Dalifort Foirail foofu mon beau village fa la nekk. nee na soo duggee mon beau village lan nga fay gis ay baykat nga fay gis ñoo xamante ni suuf lañu xam suuf lañu gëm suuf la ñuy liggéey su góor ñi bayee ba pare daal di dem wala su góor ñi bayee ba daal di góob wala daal ci jëlee dara jigéen ñi suñu xëyee dem marché daal di koy jaay. donc mon beau village la bu normal boo xamante ni amul dara loo xamante ni am na lu fay gàllankoor ña fa dëkk mais mon beau village dafa am benn jour mu ne ñu am na benn góor bu déparé woon Géejawaay ndax góor boobu noonu bokk na ci ñi nga xamante ne ni exode rural moo leen andi ci ville bi maanaam atum bekkoor la woon ñu toog au début des années 70 ay at yu bari Sénégal tawul bekkoor bi métti boo xamante ne ni ba tey suñu yaay yi suñu maam yi ñoo ngi koy nettali ndax ne woon nañ am na ñu koy woowee atum janax yi dem ba bëri ci dëkk bi ba gën a bëri nit ñi ndax amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan fekk nit ñi ci biir village yi su jinax ñi fekk seen nit ñi ci biir village yi donc on s'attend à ce que les gens aussi quittent le village vers les villes. ci ñooñu ci biir livre bi am na benn personnage secondaire bu tudd Tidiane boo xamante ni bi loolu amee moom it quitté na fa nga xamante ni fa la dëkk daal di ñëw fii ci Dakar waaye fa mu dëkk tamit doyu ko woon fa mu dëkk ca Guédiawaye ca quartier Baye Gaynde doyu ko woon benn jour mu xëy suba daal di julli fajar te kurusam di dox di wird ñaata waxtu la dox kenn xamu ko ba mu tëllee fii nga xamante ni tey mooy foofu la cité Faysal nekk tey. Tidiane personnage boobu moo ngi tudd Tidiane te suñu toppee taarixam ba mu jeex moom mooy waajuru góor kii di Cheikh Ahmed Tidiane Agne nga xamante ne ni moom moo bind bii téere Tidiane Agne ki jur Cheikh Tidiane Agne noonu la ñëwee kon moom it ci Dalifort moonte foofu ba muy nettali histoire boobu nettali wu ko comme histoire boo xamante ne ni dafa extraordinaire nettali wu ko comme si papam moom it am na rôle bu extraordinaire bu mu joué ci histoire Dalifort daf ko nettali rek comme histoire n'importe quel personnage du livre mu doon loo xamante ni sobriété la boo xamante ni sooy lire livre bi di nga ci ànd ak moom. ñuy wéy mon beau village ni ma ko waxee sànq amul dara lu extraordinaire jàmm ak salaam moo fi am góor ñaa ngi bay jigéen ñi suñu xëyee ñoo ngi dem marché waaye mon beau village fi ñu ko sanc kaka fa sanc est-ce que amoon na droit sanc ko foofu loolu mooy question bi nga xamante ne nii loolu la ñëpp di laajte. la koy firndeel mooy benn jour ci atum 1972 xëy nañu. kii di gouverneur de la région du Cap-Vert en personne daal di def ce qu'on appelle une incursion dans mon beau village daanaka à partir de fii la ñuy wax ne que élément perturbateur bi gën a mag bi nga xamante ni moom la beau village nar a dugg daal dina dugg ci histoire bi élément perturbateur mun nañu wax ne que c'est un grand méchant loup boo xamante ne nii moom mooy ñëw sa train quotidien bi nga tàmm li neex li ngay dund sa jàmm ji nga am mu ñëw ne la déedéet dama la fiy jëlee gouverneur ba mu duggee fii ci mon beau village li ko fi andi woon mooy yëg na ne que am na ay nit yu fi dëkk ci anam bu dul noonu am na ay nit yu ñëw fii jóge ci àll ba ñëw fii lan lañ fiy ut lu tax mun ñu woon toog ci seen village yi li ko fi andi woon mooy daanaka mooy yëkkati leen ndax jour boobu bi nouvelle bi dawee biir mon beau village wane nit ñi ne que am na ku fi dugg te caaxaan taxu ku fi dugg nee nañu sax ay bulldozer maanaam ay ndaraan la àndaale pour daaneel mon beau village bis boobu ci histoire bi Cheikh Tidiane Agne nettali bis boobu xawoon na métti ci waa Dalifort nee na sax ci biir livre bi ki nga xamante ni mooy Demba Diop naroon na pare woon na pour joxe bakkanam mais jour boobu du woon seetaan ñuy yàq son beau village. élément perturbateur boobu dafa doon lu am njëriñ ndax jour boobu noonu la magi Dalifort daal di woon gouverneur ne que mun nañu face à face ak yow
mun nañu nekkandoo ak yow mun nañu waxtaanandoo ak yow mais sooy ñibbi di nga ñibbi ak benn perception de respect boo xamante ni nii kenn mësu la ko wan ci kaw suuf. te daanaka jour boobu bi gouverneur di ñibbi mu ñibbi te tojul mu ñibbi te yàqul mu ñibbi te waxul waa Dalifort jóg leen fi ngeen toog fi ngeen nekk tey sanc ko def fa village amu leen droit def ko c'est parce que en face dafa fekk koo xamante ne ni maîtriser na li muy wax maîtriser environnement am maîtriser histoire am. jour boobu livre bi daanaka de la page 26 ba page 41 jour boobu lay nettali ndax lan la jour boobu di firndeel mooy ne que magum jëmm soo xamee li ngay wax nga xam noo koy waxee xam ki nga koy waxal. Normalement ki ngay waxal te mu nekk en face de toi war na am une bonne perception des choses te jour boobu gouverneur wane na que il avait bien reçu le message ndax ba muy ñibbi moom ak ay ndaraanam moom ak cortège am ñoo ànd ñu bindoo te baraak yàquñu ko fi daane luñ fi benn senge loolu muy doon loo xamante ni nii moo beau village daal dina ko def ci wàllum taarix ci biir téere bi Cheikh Tidiane Agne wax nañu histoire Dalifort fan la jógee muy histoire tamit boo xamante ni bu gudd ndax sànq monsieur le maire xaw na ko wax tuuti Dalifort souvenir yëpp ay souvenir mémoriel la fan la turu Dalifort jógee kenn mënu la ko wax exactement donc moom it dafa def li ñuy wax recherche mémorielle daal di jël piste yëpp nga xamante ni mun na joxe ay piste di tax Dalifort tudd Dalifort mu daal di koy tënk ci téere bi daanaka mun nañu wax ne soo jàppoon ñeenti piste yëpp du ñàkk ne doo juum dina ci am benn bu doon dëgg soo leen bëggee xam lu tax Dalifort tudd Dalifort maa ngi leen di ñaan ngeen jënd téere bi du ñàkk élèves yi di ñëw chaque jour ci kër chef de quartier di mën a enquête ñu mën a xam enfin lan mooy histoire Dalifort comme ni ko monsieur le maire waxee si les écoles ont la possibilité de pouvoir accéder aux livres xëy na ñoom it dinañ xam lan mooy histoire Dalifort lii pour jeexal rek ndax prise de parole baa ngi bëgg a yàgg Dalifort dañoo xëy benn jour am benn tubaab bu ñëw fii ne day def film documentaire tubaab boobu xamuñu lan moo tax suñu waajur yi daal di nangu jox ko autorisation mu nekkandoo fii ak waa Dalifort ay fan ba tourner documentaire boobu waaye documentaire boobu ki ko tourné tudd Jacques Ben Simon documentaire boobu changé na lu bëri ci histoire Dalifort ndax documentaire bi ba mu ñëwee xam nga tey ñun ñi nekk ci milieu presse tey da ngay bind nit woo la ne la li nga bind ne reflète pas mes pensées wala ne reflète pas mes propos mais kooku bi mu ñëwee fii tourné te loolu yaakaar naa lu jar a ree la xaw ma lu jar a jooy la ndax journaliste warul altérer propos ou qui que ce soit waaye bi mu fi ñëwee kooku il n'a pas altéré l'histoire de Dalifort il n'a pas altéré l'histoire des habitants de Dalifort de la manière la plus sobre qui soit la manière la plus naturelle qui soit de la manière la plus originale qui soit waa jooju fexe na ba documentaire bi refléter lan mooy vie en communauté ba documentaire bi refléter lan mooy vie en société ak lan mooy solidarité ak union documentaire boobu bañ ko projeté fépp ci àdduna bi nit ñi nee nañu kon droit à la terre kon du ay caaxaan nan la ñu mënee bàyyi à la périphérie de Dalifort ñu ne ñii ils peuvent habiter se loger habiter et avoir à des droits de propriété ñu ne ñeneen ñi déedéet vous n'avez pas le droit moo tax documentaire boobu def na tamit ay jéego yu rëy comme ni papa yi defee ay jéego mais papa yi tamit ñoom ñoo wax waaw suñu ne woon déedéet caméra du dugg fii filmer ñu tamit caméra du fi dugg ñoom ñoo xam jour boobu ban ngëm-ngëm la ñu amoon ban yaakaar la ñu amoon ba autoriser film boobu noonu nga xamante ne nii des mains et d'espoir la tudd film boobu bañ ko tasaaree ci adduna bi ñu demee ba xam ne kon heure xool banlieue Dakar jot na heure xool ñi nga xamante ne ñooy dund ci périphérie Dakar jot na ba ñu ne kon fan la ñu jëm ban site la ñu jëm ban quartier la ñu jëm ñu ne kon nañ dem Dalifort ndax foofu gis nañ fa ay mag yoo xamante ne nii lu ñu wax dinañ ko def te lu ñu santaane tamit seen njaboot dinañ ci topp livre boobu film boobu noonu donc loolu tamit moom mooy apport bi mu andi ci livre bi mais tamit mooy apport bi mu andi ci histoire Dalifort livre bi di wéy di continuer di wax nan la restructuration bi demee nan la régularisation foncière bi demee ndax sànq maa ngi koy wax titre foncier nekkul lu yomb Sénégal di nga gis ko tabax këram dund ci juróom fukki at fekk yorul benn kayit bu dul bi ko communauté rurale bi peut-être joxoon ñuy wéy di wéy parents yi di mobiliser wu di ànd di jóg di xeex di tëral ay stratégie yooyu tey bokk na ci def nekk ay militants parce que stratégie la du moment que jaayoo sa bopp jaayoo sa ngóor a jaayoo sa diine stratégie la doon ay militants ci biir parti socialiste que ce soit au niveau de Pikine que ce soit au niveau de Dakar waa parti socialiste tey yéen a yor les instances dirigeantes du pays yéen ay décider ndax nit tey war na fi am droit de propriété ci dëkk bi ànd ak ñooñu di leen gunge ñoom ci seen i politique ci seen i rassemblement seen i accompagnement
ku fi taxawaloon fukki Ndiaga Ndiaye waa Dalifort feesalal la ko donc xëy na loolu la waa duma wax waa parti socialiste mais xëy na loolu la autorité yi daal di fay Dalifort jour ba ñu ne nañ choisir benn quartier ñu daal di choisir Dalifort rêve boobu yëpp daal di nekk réalité en 1988 restructuration bi daal di yegg téere bi daal di jeexee foofu wane ne que ay nit suñu gëmee li ñuy def ànd ci xëy na yàlla mën na ci def sutura te yàlla noonu la mayee sutura ci waa Dalifort donc muy histoire bu extraordinaire Cheikh Agne ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci ni mu rendre hommage ñooñu nga xamante ni nii ñooy magu Dalifort tur yi wax na ko ci biir livre bi ndax su ma leen waxee yëpp su àggee doo leen ko jënd te ñun li ñu bëgg mooy ngeen jënd tur yaa ngi ci biir ci wetu Demba Diop ci wetu Tidiane Agne ci wetu Pa Bara Dieng ci wetu Pa Sayge ci wetu ñeneen ak ñeneen tur yaa ngi foofu ñooñu ñëpp tey histoire Dalifort la te li gën a extraordinaire ci livre bi mooy amul benn moment boo xamante ne ni moom auteur bi il s'est perdu à dire diw mooy kii diw li la def diw li la andi déedéet amul benn moment bu mu defee loolu ndax xam na ne loolu source de division lay doon xëy na suñu nee Demba Diop moo créé Dalifort loolu doy na ci taarix mais bi ñuy cotiser centre de santé bi diw moo andi woon 10 000 loolu kenn soxla wu ko xam donc il a fait en sorte que les visages se confondent que les traits de caractère se confondent il ne restait plus qu'une seule et unique histoire celle de Dalifort donc ci loolu ñoo ngi koy ci sant di ko ci gërëm ndax loolu rek moo am njëriñ paa yi nekkuñu woon fii di wax Dalifort nii wala man la sama kër la sama buntu kër la benn Dalifort moo amoon xeex bi doonoon benn te livre bi fexe na ba mu matérialiser loolu daal di respecter loolu donc ci loolu ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm nu mu rendre hommage suñu papa yi rendre hommage suñu maam yi rendre hommage jigéen ñi tamit parce que yaay yi tamit mosuñoo des gannaaw ci histoire Dalifort xëy na ba muy lim na paa yi la gën a lim ndax xëy na seen tour la woon ñoo ngi xaar jigéen ñi tamit seen tour ci deuxième livre bi ko waa Harmattan di commandé ci fan yi di ñëw on espère bien que su boobaa histoire Sala histoire Khady histoire keneen dina gën a siiw ba nit ñëpp xam ne que Dalifort góor ñi la woon ak jigéen ñi ñoo ànd sanc ko Dalifort del Sud ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci loolu moom it ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci histoire bi nga xamante ne ni bind na ko jëmale ko ci Dalifort ñu nit niñ ko mën a sante gërëm ko mooy ñu daal di ànd jënd téere bi cherul def ko ci école yi def ko ci kër yi ndax c'est la première fois ñu jël histoire Dalifort couché ko ci papier li mu wax am na wala amul l'histoire va juger li mu wax est-ce que am na erreur je ne crois pas ndax wax naa ko sànq partagé na téere bi ay at ci ginnaaw pour que ku nekk na nga ko recevoir bu dee am na ci histoire bu mu juum bu dee am na ci séquence bu mu juum ku nekk daal di corriger donc ñoo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm ndax livre bi lire ko yomb na même professeurs yi nekk fii tey ci école Dalifort enseignants yi nekk fii tey mën nañ ci tirer ay texte de dictée yoo xamante ne nii dina tax ñu xam histoire Dalifort mais dinañ ci jàngale tamit français donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ñu ànd tàccu Cheikh Tidiane Agne ba pare ànd jënd téere bi ndax histoire Dalifort mën a siiw mën a dem ci kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup. alors donc Landing Sané ki nekkoon directeur de l'urbanisme te préfacé livre bi jotoon na invitation bi ñun tamit jotoon nañ invitation bi amoon nañoo fas yéene ñëw mais yàlla dafa def démb suñu xarit bu baax ku bokkoon ci équipe bi ku ñuy wax Malick Koli génn àddina Malick mbokk Landing Sané la woon moo tax Landing Sané ne du fi mën a teew et mu ngi bon allô ça marche mieux comme ça donc Landing mënu la teew parce que Malick tey ci suba 11h lañ ko rob mu ne su ma egsee fii li may jëkk a def mooy jaal leen ko yéen waa Dalifort ndaxte Malick amoon na ak yéen ay relation yoo xam ne dem na ba kenn ci soxnaan yi waa Dalifort la kon boog ñu ngi leen koy jaal mais di leen jaal tamit ñëpp ñi nga xam ne dañoo àndoon ak ñoom ci liggéey te tey jii ñu daal di wuyu ci seen borom yal na yàlla xar leen aljana yal na yàlla atte leen ci yërmande alors bi ma Landing ñëwal soo demee nga représenté ma nee naa ko dama ne ko jotoon naa invitation bi de mais dinaa ci sawar ak dem ndaxte dama am man ci sama bopp ak Dalifort benn relation particulière boo xam ne ñu bari xamuñu ko
dama nekkoon Allemagne fédérale fukki at di jàngale université ba dajee ki nga xam ne mooy Christian moo naroon a ñëw diriger projet bi fii benn jour ma def cours ba pare mu ne ma Allemagne de boo fi nekkee di jàngale di nga am ay lijaasa yow saa yoo waxee télé nit ñi dinañ la dégg mais lenn rek moo la fiy manqué mu ne ma reconnaissance bi nga xam ne sa askan moom la mën a war a jox bu dee da nga ko won sa xam-xam doo ko am fii mukk ndaxte li nga jàng ñu bari jàng nañ yàlla def tamit ma dëkk Pikine tali bu bees xam quartier yi lan moo fi dox en général et xàmme naa fi ñu bari maa ngi leen di nuyu monsieur le maire Bilali Dia Thomas Faye Boy Ousmane ak suñu acteur de théâtre bi le Sida ñu bare xàmme naa leen fii di may ñëw fii tamit chef de projet bi daf ma ne na nga def attention ci lenn man Prytanée militaire laa jànge ensuite Allemagne fédérale laa jànge donc teg naa pratiquement 20 ans yoo xam ne xaw naa sori réalité Sénégal mu ne ma Dalifort nag da nga fay sàkku loo xam ne amul benn université boo xam ne dina ci joxe lijaasa mooy jàng àddina ak xam doomu aadama te su fekkente ne damay wax rek sama diggante ak yàlla sama doxalin ci développement li ci gën a bari Dalifort laa ko jàng ci fukki at yooyu parce que daf ma ne soo demee bul ne nit ñi maay kan bul ne am naa diplôme sàngam déglu leen observé leen waxtaan leen ak ñoom ba léegi moom laay doxale te doxalin boobu moo tax ñaar fukki at ak juróom yi passé liggéey naa ci ñaar fukki dëkk Afrique diggante Madagascar Afrique du Sud Maroc ak géewu bare mu am tamit loo xam ne ñu bari xamuñu ko woon mooy relation personnelle bi ma amoon ak ñu bari soo neexoon ma yendu kër Thomas Faye mas na am suñu kër benn coow suñu kër gu mag laa wax benn coow ma xëy suba teel ne suñu démb de sama doomi bàyyi dañ ne woon lii waaye tontu naa leen lii ak lii yemale leen wallahi yàlla yërëm leen góor gi Aada Seen ak góor gi Amadou Wan ñoo dem suñu kër ne ma li nga wax seen kër du noonu ngir jubale ma ak suñu waa kër ñooñu waa Dalifort lañu kenn mësu koo yëg fii kon boog su ma ñëwee fii du ma wax affaire restructuration du ma wax sax peut-être affaire livre bi mais comme Agne ni mu defee ay témoignages man tam ma wax leen ay témoignages jàmm ak salaam de laa fi vivre ay nit yu dal ay nit yu yéwén ci seen xam-xam mais surtout ay nit ñoo xam ne ànd nañoo dignité malgré tout mu ranke am na benn bés temps yi ma fi nekkee sama papa ne ma looy def ma ne ko damay liggéey ci benn quartier bu dëkk Dalifort mu am ñoo xam ne dañ doon wax waaye lu xew waa ji nan la mën a nekk fukki at Allemagne ñëw ñu ne ko fooy liggéeyee mu ne Dalifort sama papa ñëw fi benn takkusaan waxtaan ak mbooloo mi gën a xamante ak waa dëkk bi yàlla def ñu ay mag yu bari ñoom vieux Racine Diallo yàlla yërëm leen ak ñu bari imam Agne fekkoon xam na leen mu ne ma ñii de say papa lañu te nag à chaque fois soo jàkkarloo ak waa dëkk bi xalaatal sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk tali bu bees syndicat di dëkk à peu près même condition yi et mu tombeek tamit jour boo xam ne lim naan àddina boo ko seetee ay misaal rek la Malick Koli ci ñu gënoon a xarañ ci équipe bi la bokk amoon na benn composante bu tudd
activité économique PAE moom moo ko yoroon parce que bi ñuy tàmbalee projet bi dañ ne ci wàllu koom-koom à la kulli xaal il faut ñu jéem a renforcer base économique bi yàlla def muy liggéey fondation droit à la ville même liggéey boobu di law ba tey jour bi ñu bindee livre bi pour témoignage yooyu mu daal di wuyu ji boroomam kon boog ci barke mbooloo mi yëpp yàlla na ko yàlla xare aljana ak bépp nit boo xam ne wuyu ji na boroomam sama xol dafa fees maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi wax toujours ne saa yu ma fi ñëwee damay xalaataat ne développement Afrique mën na nekk mais ci kaw ñi nga xam ne ñoo jàng ñu naan leen yéen ay planificateurs yi ñu daal di ciy jiital mandate yéen ak population bi projet bi yéen a ko taxawal amul dara loo xam ne dañ naan man sama doctorat sangam wala sans maîtrise ci laa ko xam waxtaan yi ñu doon waxtaan ak yéen yenn saa yi waxtaan yu tar moo tax Dalifort egg si fii mu toll lu ma mujj daal mooy xale yi ñuy des fii ñoom tamit yàlla def leen ay mag yi fi nekk yàlla guddal seen fan te relation yi nga xam ne moom la ñu am ak Dalifort mu nekk relation bu law maa ngi leen di nuyu leen sant jërë ngeen jëf mbooloo mi. kaddu gi rek madame la maire mu sànd ci le temps que suñu tonton Cheikh Agne di pare interview bi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jiital nuyoo suñu kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew di délégué yi ak imam yi ak kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu tamit jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak responsable yëpp képp koo xamante ne rek déplacé wu nga ñëw fii ak jeunes yëpp ñu ngi leen di nuyu Maymouna di nuyu aussi tamit suñu frère Moussa Gaye ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di sant nag di gërëm ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Agne mi nga xamante ne moo ñu may occasion bu mel nii parce que Cheikh ñu ngi lay ñaanal yàlla di la sant di la gërëm bu baax di ñaan yàlla na la yàlla dëgëral sàmm la parce que tey livre bi nga xamante ne yaa ngi ñu ko présenté dafa nekk loo xamante ne lu ñu soxla woon la ñun ñi nga xamante ne ñoo fi mujjee juddu ci biir Dalifort parce que am na lu bari loo xamante ne fekkeewuñ ko mais tey bind nga ko ci livre bi ba ëllëg lu ci mën ci am rek dinañ ko mën a xam ku ñu laaj dinañ xam lu ñu la mën a nettali loo xamante ne dinañ ko teg ci loxo parce que toujours tamit ñun ñii nga xamante ne ay doomu Dalifort lañ lu bari dañ ñu koy laaj mais da ngay version yi dafay bari mais tey am na loo xamante ne lii lu leer la loo xamante ne ñëpp mun nañ ci njëriñoo ci biir commune Dalifort tey tamit di sant tamit mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon démb ak barki démb parce que tey fu Dalifort yegg rek ñoom la parce que góor gi Demba Diop dafa sanc mais tey ji ñoom ñoo yeggale su fekkoon dafa defar bàyyi ñoom ñu bàyyi seen loxo kon tey Dalifort fu mu yegg du fa yegg mais ba mu demee tamit ñu am fulla ñu am pas-pas ñu dëggu ñoo fi nekk taxaw ba Dalifort yegg fu mu yegg nii am tamit ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi woon ci ginnaaw mag ñi parce que loolu tamit lu am solo la parce que mag dafa am lu mu mën a def jeune am lu mu mën a def jeunes yi tamit bàyyiwuñu seen loxo àndandoo ak mag ñi di liggéey ba Dalifort yegg fii tey kon ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax nag justement ci suñu frère Cheikh Agne mi nga xamante ne lii def na ko pour ñun ñi nga xamante ne ñëw dëkk Dalifort ak képp koo xam ne dëkku fi soo ñëwee rek buñ la laajee histoire Dalifort di nga xam lan nga mën a wax xam naa ne du ma guddal mais ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ko ñaanal yàlla na xam-xam bi yokku ñu fexe rek kon nañ ko waxee livre bi kër bu ne am ko parce que suñu doom yi ñëw ëllëg ak suñu sët yi buñ fi fekkee livre bi histoire Dalifort yëpp dinañ ko mën a nettali mais buñ fi fekkul woon livre bi mën na am ne tey jii vraie histoire bi tey duñ ko mën a am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko ñaanal yàlla na xam-xam bi yokku ko bu baax a baax foofu laa ko yem jërëjëf merci beaucoup. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. xam naa kaddu yi kaddu sant yàlla la santale Cheikh Tidiane Agne yàlla
ndax fa tabaarakallaahu ñun amuñu lu ñuy wax tey ndax mbégte sunu grand frère di sunu aîné moo bind téere sunu rakk Maymuna faram-fàcce ko sunu beneen rakk di premier adjoint au maire ñëw jël ci ay kàddu Moussa Gueye mii nga xamante ni xam nañ ñun ñëpp ni en tout cas c'était un acteur clé ci projet restructuration habitat spontané wax kon doyoon na waaye loolu yëpp ci sant yàlla rek wax ni fa tabarakallahu suñu mag ñi liggéey nañ bu baax yàlla na leen yàlla fayal li may mën a wax doy na mais damay wax rek ni Cheikh Ahmed Tidiane Agne un homme très intelligent a effleuré un certain nombre de sujets lu bari xam na ko fekke na ko mais nangu ci xuus la tax dafa bëgg suba Maymuna am lu mu yaatal gannaaw suba Cheikh Tidiane am lu mu yaatal gannaawaat suba kenn am lu mu yaatal ndax c'est un homme mesuré c'est un homme pondéré mën na dugg ci polémique ndax fekke woon na waaye lu bari da ko xaw a laaw rek muy nag génération future bi am nañu ay piste de réflexion kon Cheikh ñu ngi lay sant bu baax di am mbégte lool xam naa Fodé aussi ñu wax ci turu délégation bi ñu àndal l'honorable député Awa Niang yebal ñu fi ñu ànd ak Maymouna Ndiaye ànd ak Adama Fall ànd ak Amadou Sall ànd ak Moussa Ndir ànd ak Abbas Cheikh Tidiane nous sommes nombreux am ñeneen ñu fi fekk ñoo xam ne war nañu mën a ànd ak ñoom la tax ndax dañoo seeti woon honorable député nekkoon nag responsable nga autorité nga ci dëkk bi ñu bind benn téere pour Dalifort maak Cheikh mu dagg la mu doon def ñëpp ba recevoir ñu Cheikh yëkkati livre am jox ko saragal ko tatagal ko mu jël engagement ne ma lii pour ñun ñëpp lañ ko bindal ndax dana xam ñu xam dëkk bi fan la commencé ak ba mu fa mu toll tey Moussa wax na dëkk bi bu melee nii tey démb tax loolu nag dafa jar a bind dafa jar a xam moom it mu jël engagement tey fii tey dafa bëggoon ñëw teewe ndax lii lu am solo la waaye ñëpp xam nañ ni assemblée la nekk te dañoo nekk ci session waaye rawatina sax dañoo def restriction ñu wàññi député yi fay nekk ba tey boo génnee da ngay feeñ ndax xam nañ ni temps yi Covid bi dafa dugg foofu ñu wàññi ñi fa war a toog kon mënta rëcc mais bu mënoon rëcc da ñëw teew si fii en tout cas symboliquement mu ñëw jàpp ci organisation bi waaye incha allah dana commandé ay livres commandé livre boobu nag am na sal ak ñi ci des bu ñuy croiser les bras di xaar livre yooyu nañu jënd ñi nga xamante ni peut-être 10 000 francs dina xaw a bari ci ñoom ñu commandé ay livres jox leen ndegam soob na yàlla duma wax nombre bi waaye dañuy commandé livre yu am solo ñi nga xamante ni mënuñu am ndax ni Cap de Suisse du ma ne Ernest Cap de Suisse mi wax léegi kër gu ne commune bi yëpp am livre xam naa kàddu yooyu la kàddu mbégte ma jàpp mën naa juum mën naa fàtte ndax dama bég lool xasa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألو 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 جل بابو ده هيني نيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi sant yàlla di julli ci rasulu sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur di leen sant yéen tamit li ñu dund ak yéen moo gën a bari li ñu dund ak waajur bi kon sant bi yéen a ko moom yéen waa Dalifort li ñu def nii nag dañ jéem rek xëy na dinañu am yeneen jataay yu ñu mën a may ñu gën a faram-fàcce li tax ñu bind ko waaye dañ koy tënk rek tënk bi moo di ne
dafa nekk warugar ci ñun ñu yaakaar ne war nañoo bind ci li ñu teewe fekke ko walla li ñu nettali ñu joxe ko du bari xam-xam déedéet xëy na yàlla moo ñu nattoo jox ñu sas wi ñu war koo def muy mission ñu sasoo ko def ko kon loolu moo waral ñu war cee sant yàlla bu baax a baax ba bés bi yegsi may mun a wax na ko bi ñu loote dëgmal bind téere bi ndax biñ koy jox éditeur bi pour mu xool ko ndax téere bi war nañ koo mën a bind génne wala mënuñu koo génne am na ci ñu bari ñoo xam ne ni jot naa cee waxtaan ak ñoom jot naa cee jël sax copie jox leen ñu liir ne leen nag loolu leen ci yaakaar ne manqué na te ngeen war ko cee yokk leen ko maa leen ci jox ndigal ndax du lu ma moom man donc xëy na bind mi laa ci am ak tur wi ci ne tey maa ngi ci gërëm di sant nag à titre posthume mon ami mon frère Abdoulaye Diop yal na ko yàlla xare àjjana daf ma daan wax ne tu n'as pas écrit pour toi mais tu as écrit pour moi parce que je suis le fils aîné de Dalifort ñu tënk ko foofu rek dinaa ñëw ci ngërëm yi mais duma ci lim dama wax ne ci biir téere bi mënoon naa liñ ay nit waaye du doon loo xam ne ni lu rafet la ndax di nga am ko fàtte koo xam ne amoon na ci njëriñ je dis que ne citer des noms ne serait pas élégant am na ku toog ci biir néegam di jëf lu ëpp ki nga xam ne mu ngi ci penc bi di ko jëf y a des hommes d'ombre kon su ma limee ba fàtte benn homme d'ombre xëy na dina ma àndil jafe-jafe kon ngeen jéggal ma ci dédicace bi bindu ma ci turu kenn waaye jagleel naa ko képp koo xam ne kii yeewoo nga Dalifort wala mës nga teg sa tànk biir Dalifort téere bi ñu ko bind ñu ngi ko teg ci kaw benn ñaari anam bi jëkk moo di ne xale yi dañu ñëw ci kër yi di laajte information seen maître jox leen ko naan dëkk bi kañ lañ ko sos mën na doon beneen quartier de mais question yi même chose de pratiquement kañ lañ ko sos kan moo ko sos lan mooy tekki tur bi wala ay laaj yeneen yu nekk ci biir loolu doon na tax te bi ma xool léeg-léeg nga xool li téere yi gis ne tontu yi bu ko kii joxee nii xaw na nuroo ak loolu keneen joxe ko beneen version xëy na noonu la ko déggee ma ne xaaral man ma bind sama version bu dee ne keneen conteste na ne sama version mu bind moom it version am teg ndax loolu moom mooy débat bi du am naa dëgg wala ñàkk naa dëgg mais dama bëgg kenn ku ne lay dëgg ci yow nga génne ko nga wax ko nga bind ko kon loolu moo indiloon bind bi may mën a wax na ko gëstu naa ci lu ay at ndax loo xamee ni di dootul yem ci say loxo soo koy génnee na doon loo xam ne lu dëgër la kon dinaay bind di effacer léeg-léeg ma bind soppiwaat ko bindewaat ko neneen waaw bu li wax na ko am na yoo xam ne ni demuma ci directement xuus ci ndax loolu ay histoire personnelle la wala histoire benn groupe la mais loolu soxaluñu li ñu soxal mooy histoire générale de Dalifort waaye bu liiree passage boobu bu yeggee foofu dina xam ne moom am na lu mu ci moom ma commencé ko nag ci ñetti kàddu ci téere bi ci ñetti mbir Mon Beau Village le quartier flottant ak la restructuration Mon Beau Village ñun ñëpp ñu def école Mamour Sène mon beau village connais-tu mon beau village et cetera ma yem foofu Omar ça je pense que ne ñun ñëpp jaar nañ ci école ñu woy woowu kooku moo ma inspiré ba ma am première brochure bi ndax Dalifort dafa nekkoon village boo xam ne bi vraiment encadré dans le feuillage tool yi fii ndox mi fii fleurs yi yooyu picc yi rabu àll yi ndaw yi ñuy dem di rëbbi yooyu laa doon xoolaat fii pour xool ne il y a un changement
de la nature ci texte boobu mën nañu ñëw dak ci loolu moo may indi ma wax ne il y a le CAP 21 qui est dans cette partie. CAP 21 bi moom mooy la destruction de l'environnement ñun ñoo ko def tey jii ñun ñooy fay li nga xam ne mooy destruction de l'environnement ndax lan bëgg luxe bi moo ñu yóbbee loolu. donc bi ma jógee ci loolu di cadre Dalifort ñëw naa ci restructure ñëw naa ci nag quartier flottant foofu moo gën a am solo ci man ci nit ñu dëkk biir Dalifort nit ñu fi jëkk ñëwee xam nañu de 70 moom moo doon année de la grande sécheresse nit ñu jóge nañ ci àll bi exode rural bi ñëw nañ fii programme yi état bi tëraloon mooy soudure yi Ousmane wax nañ ko fi janax yi mala ni ñu sonne woon ci àll bi yooyu yëpp ma décrire ko ci mais quartier flottant li ma ci indi moom mooy d'abord le titre foncier maanaam le domaine national de 1964 ndax nit ku ne am nga sañ-sañu dëkk foo moomut wala nit ku ne sénégalais nga war am sañ-sañu dëkk foo bëgg ndax suuf si da nga ciy dëkk moom ko wala suuf si da nga ciy dëkk réew mi moom ko kon foofu dikk naa ci domaine national pour wax ci tuuti dikk naa ci nag ci partie boobu laay gën a ñëwee ne Dalifort moo indi titre bi Dalifort tous pour tout dëkk nañu Dalifort amuñu école man mii di wax ak yéen fii laa doon xëyee di jàngi Pikine di dox dem di ñëw ba ci àgg comme tout bon Sénégalais ñu dénk ma sama nijaay parce que foofu moo gën a jege may fanaan foofu samedi may ñibbisi su waajur yi taxawal fii ñu nekk tey jii bii école cotiser seen xaalis taxawal seen i baraat daal di koy def école góor gi Abou Diop yàlla na ko yàlla may kattan boobu mi ngi école normale am fa ay xarit yu baax yu ko jàppale ndax projet boobu mën a yegg Dalifort fii tous pour tout ñoom ñoo taxawal seen dispensaire baa ngi fii taxaw ñoo jël seen i xaalis cotiser taxawal seen dispensaire Dalifort ñoom ñoo jëkk a dugal seen i ndox biir Dalifort ci seen i cotisation te suuf si moomuñu ko kon kooku kay bëgg na yaa xay fi mu dëkk ñu buñ ko jàppalee tuuti mu valoriser wu doggali bi mi ngi ñëw ci film bi nga xamee ni moom la ñuy wax Demain et d'espoir de Jacques Ben Simon à l'occasion de la conférence internationale de l'habitat 2 Istanbul fa la dem tourner film bi mu dajeeg événement wu Sénégal 80 pont Sénégal 92 bi muy cité millionnaire ñu rajaxe ko ñu ne la lutte contre les bulldozers ont pris du service dans la presse bulldozers yooyu nag nit ñi yuuxu ci coow ci le président Abdou Diouf a eu des partenaires pour que ñu xoolaat beneen méthode bu dul méthode du daaneel yàlla jagleel ko Dalifort du ma ca xuus ndax décret yeeg na mu demee woon ak na ci tax waa Dalifort taxawee la ca bitim réew taxawee yëpp ñu ngi ko bindaat ci biir téere bi pour fàttali nit ñi ne loolu l'habitat social dont prône le président de la République mën na nekk mais ni mu mën a nekkee moo de en fonction de ce qui existe déjà la restructuration doon na point boo xam ne bi mën na ko compléter ndax bu ñu jëlee lu mel ne gannaaw raay déjà ñu ngi fa toog te illégal lañu ñu légaliser leen duggal leen ay yoon lu mel ne beneen village mi ngi fii mën nañ ko restructurer dagal ko jox leen kayit mais ci biir loolu nag mérite bi moo di ne le lien banquier banques yi ni ñuy jëflantee ak propriétaires yi fii ñun jëflante wuñu ak banque dañoo jëflante ak GIE bi jëflante ak banque cotisation yi liñ ciy ragal ci bu leen ne état moo la jox boo su fekkee ne sa échéance jot na benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñu jox la sommation
fii da ngay am nga joxe amoo nga ne te aw ma ba nga motal yi sans pression. kon bu ñu xoolee livre dinañ gis ne méthode boo xam ne bi méthode participative la boo xam ne nit ñi sans stress am nañu ay kër te bu yoon tegoowul ci ñoom dara loo xam ne mooy bor. ci loolu maa ngi ciy gërëm monsieur Landing Sané, directeur de l'habitat et de l'aménagement et de l'architecture. Moi, j'ai dirigé le projet pendant 12 ans. Moi, j'ai préfacé le livre. Je suis venu ici, mais il y a des gens encore à Duna. Je suis venu Moussa Gueye. Moussa Gueye, je suis venu ici Dalifort en tant que sociologue. Installé ici avec nous. di ànd ak ñun di xool naka la projet bi war a tëddee naka la ko nii am perception. Donc vraiment il a fait un travail je dis très important. D'ailleurs boo xoolee ci livre bi ñi yëkkati barak moo nekk ca kanam moom moo sol Lacoste bu am rayure bi ak pantalon jean bi. kon may mën a présenter ne livre bi dama doon fàttali rek loolu yooyu moo taxoon ñu am combat wu bind livre bi. Mais boo xoolee ci biir livre bi li ci gën a am solo aussi moo ne la technique de communication. Comme j'ai fait un peu de technique de communication, il fallait restituer un peu pour xool nit ñi naka la ñuy pencoo pour xool nit ñi naka la ñuy déggee dégg-dégg dafa am solo ci li nga xam ne bi yaa ngi ko bëgg a dégmal soo ko comprendre bu nga ci dugg fekk doo xam ne ngay jëmee. Donc technique de communication yi mi ngi ci biir. Naka ngay wax ak nit ñi naka ngay dégloo nit ñi naka ngay bokke ak nit ñi li nga xam ne yéen a ko bokk naka ngay jëlee li nga moom yow donc te bokkoo ak nit ñi fan ngay xam ne man fii laa yem ci li ma moom fii laa yem ci li ñu bokk fii laa yem ci li ma moomut. yooyu mi ngi ci ay technique la yoo xam ne bi jéem naa koy retracer ci biir téere bi pour que nit ñi mën ko xool donc je pense que même enseignant bi sax bu ko liiree comprendre technique de communication bi ndax fi may mën a di wax ne gouverneur ñëw na bëgg a daaneel dëkk bi Demba Diop taxaw ci kanamam Tidiane taxaw ci kanamam Abou Diop taxaw ci kanamam ak ñu mel noonu taxaw kanamam wax ak moom ba mu renoncer ci li nga xam ne moom moo doon mission. Il fallait avoir une approche. tekkiwul ne daaneeluñu dëkk bi de mais ñoom ci seen wàllu bopp ñoo teggil seen bopp li nga xam ne war na jóge fa mu warut a nekk. boo liiree ci biir livre bi di nga gis ne dañoo chartoo ak gouverneur mënoon a rajaxe ak barak yi mais lay yàq ñu ñaan ko ne ñun mën nañu ko def comme ay barak dong la ñun mën nañ ko defal suñu bopp. parce que ñooñu dañoo dëkkoon ci titre privé nekk woon ci domaine national te koo dëkk ci yëfam nag mun na la jógal mais comme ñun dañ beneen partie bi ci domaine national la ci réew mi lañ bokk. Solidarité boobu mooy tax bi may wax tous pour tous yëkkati nañu ay baraak génne ko ci titre privé indi ko ci ay titre foncier titre domaine national bi moo tax Dalifort tey ngay jënd kër mais démb jaayuñu la kër. koo xam ne da nga amoon kër gu rëy mbedd yu yaatu yi ña ñu jël ci titre privé yi dañu daggaat suñuy kër ne leen ñëwaat leen bokk ak ñun. soo amee kër goo xam ne kii da nga koo jël promoteur mu jox la ko nga am 10/15 muy 150 mètres carrés ñu ne mbokk ma la yow fa nga dëkk bokkoo fa doo dagg sa kër de. mais ñoom dañoo dagg seeni kër daggaat ko réaménager ko ñi nga xam ne dañu nekk ci beneen côté bi ñu indi leen ñu dëkk fa. lan moo ko waral il y avait une question de solidarité entre les habitants de Dalifort. C'est pas l'argent qui comptait mais c'est la solidarité. boo demee ci kaw gi da nga ko fay fekk kër goo dal lekk kër goo dal fanaan mais Dakar du kër goo dugg lekk du kër goo dugg fanaan léegi la ñu am ay mur à Dalifort mais ay tappaat la ñu yoroon tappaat da ngay xëcc benn boor ak jàll ci biir dugg ci beneen kër gi am na yoo xam ne sax amul tappaat buntu kër da ngay sarale rek jàll comme sama mbokk débu yi ñoom Mamour. kon loolu moo indi ñu bëggoon a retracer Dalifort
bëgg na fàttali Dalifort ci nag di ci gërëm nag di ci sant jàmbaar yi nga xam ne taxawoon nañ fii di wax ne amuñu luñ leen décoré ñoom ñi nga xam ne dëdd nañ tey kuñ ci yeewoon ne la tey Dalifort a ngi nii di nga yéemu mais ñoom dañ leen wax jaaraama yéen ñi fi des tamit yal na leen fi yàlla yàggal Bilali Dia grand Ibrahima Diallo grand Bassirou Gueye mënuma laa bañ a citer Bassirou Gueye quand j'étais à l'école primaire Mamour c'est lui qui me faisait IOA donc kooku mënuma ko bañ a citer ndax am na lu bëri tey bu ma bindee araf yi jëkk yi moom ma ko jox kon Gueye Ndioro maa ngi lay sargal bu baax a baax a baax a baax sa bis la maa ngi remercier également sama famille ñu ngi fii toog seen ginnaaw ñoom ñëpp sama xarit yi nga xam ne ni vraiment ñoom ñëpp ñu ngi fi di remercier Mamadou Gassama sama kóllëre la bi ma ñëwee États-Unis moom ma gàttal mi ngi ci mbooloo mi tette ma biir États-Unis ba réeru ma ba xam fu ma jógee woon man fee dellusi am na suma benn collègue de service aussi mi ngi fi mu tudd Amadou Kane moom i tamit wax dëgg yàlla maag moom ñoo bokk service nekkoon na sama directeur de service la ñu affecté ko Dakar waaye lépp loo xamee bi kóllëre la mu ngi sama diggante ak moom waxoontuma nag ñoom Ablaye Diallo ñoom Mamadou Siré Dia ñoom Birane Boy ñooñu nga xam ne ñoom doon ñooñu du ma leen wax merci parce que ñooñu ñooy man maay ñoom kon du ñu gudd ndax dafa gaaw a lëndëm bëggoon nañu vraiment wax lu bëri ci téere bi mais loolu ay compat la rek xëy na yeneen jataat dinañu may yu gën a wàññeeku yoo xam ne ci école yi la ci quartier bi wala yeneen i jataay yoo xam ne xëy na mën nañu gën a yaatu ci téere bi pour que ñu bëri mën a comprendre li ci nekk. fi may terminer rek mooy le choix de l'école Dalifort pour la dédicace mënoon naa ko def Sorano mënoon naa ko def à l'Harmattan mënoon naa ko def ci Saly mairie mais j'ai préféré ma def ko fii ñu pencoo ko parce que dama bëggoon nit ñi dellu si ci cadre bi nga xam ne mag ñi moom lañ doon def fii nii ñu toog nii fii la grande décision yëpp fii lañ ko doon jëlee kon dama delluwaat buum ci mboy mboy bi foofu ngeen toog noonu baraque moo fa newoon c'était la baraque de la restructuration wax Allemagne bi ñu ñëwee dañu bëggoon tawax ñu ne leen déedéet nañ ko def baraque mu nëroog li fi ne ñoom ñu déplacé seen bureau def ko fii Moussa Gueye ne fi nekk fekk Ablaye Diallo nekk fekk Raymond nekk fekk Sélé Gueye nekk fekk Malick Koli loo soxla ci information borom kër soxlawul ngay dem ba Dakar da ngay waaxu rek ñëw fii wax li nga bëgg bu dee am na loolu la ci naqari nga ñëw ba fii ne leen di jubbuwuma kon fii ci Dalifort fii nii ñu toog nii vraiment moom mooy pencoo Dalifort classe yi ñu toog nii suma juumul ZTZ moo ko def classe ba nañu jàkkaarloo suma juumulee projet CCF moo ko def feene c'est en 1994 la barak yi daanu ñu dellu di koy coopération japonaise def foofu tabax classe ba moo fi njëkk en dur boobu moom mooy bi nga xam ne ni bi c'était avec Banque mondiale classe ba la féete na le c'est la cotisation des parents donc boo xoolee pratiquement fii lañ doon réunion fii lañ doon defee lépp pour que Dalifort donc moo tax monsieur l'éditeur ma choisir ne pas aller dans un cadre formel pour être dans un cadre informel et rester informel et pouvoir définir encore une fois de plus qu'est-ce que c'est que Dalifort et qui pouvait être également Khombole pour tous, qui pouvait être Ziguinchor pour tous, qui pouvait être Touba pour tous, mais c'est n'est qu'un exemple parmi les exemples du Sénégal et c'est aussi un appel au chef de l'État pour l'habitat social dont il prône actuellement, qui est de mettre 100 000 logements à la disposition des populations les plus démunies. Je pense qu'il n'est pas plus démuni que celui qui est sur une place où il habite ou qui ne lui appartient pas. li mujj ci loolu moo di ne ñu defar fi 100 000 logements man ñu dénk ma ko ma jox ko samay xarit ñetti logement ñeenti logement ñu jaayaat ko mu defar ko seen i poste le pauvre petit paysan boo xam ne koral na ba am benn njëgu terrain ñu ne ko xaaral ba suba dinañ la daggalaat fële terrain yi amoon fii jeex na ba finalement on va tourner en cercle. Pour terminer, j'appelle le président de la République pour lui dire que c'est ère bi ñu toll tey ji en 2020 il n'est pas possible que nit ki nekk sénégalais mënuloo am foo dëkk. Il n'est plus possible, il n'est plus permis que quelqu'un qui a donné toute sa vie pour être dans l'administration sénégalaise
nga war jëm à la retraite amoo foo dugal sa njaboot. C'est un appel solennel que j'appelle à tout le monde ici pour que chacun puisse avoir un toit. C'est le défi international. Je vous remercie. Je ne peux pas encore terminer sans donner à mes amis collaborateurs. Je remercie infiniment le maire de Dalifort. En fait, c'est un lapsus. Je remercie infiniment la municipalité de Dalifort qui m'a permis aujourd'hui de partager avec vous, avec les moyens de la commune. Il a mis à notre disposition tout ce matériel, tout ce qu'il faut. Ils ont fait une commande de 50 ouvrages qu'ils vont dédier aux écoles. Ça, c'est une grande chose. Je leur remercie de ce soutien. Je remercie également l'honorable député Awanya qui nous a permis, qui nous a soutenus fortement et financièrement pour nous permettre de donner de la boire, de faire en fait d'autres achats qui nous ont permis aujourd'hui de combler là où s'est arrêtée la mairie. Donc, dites à la délégation, vous direz à madame l'honorable députée, merci encore une fois, et le symbole de toute une nation. Donc c'est un honneur pour moi vraiment que vous ñëw jàppale ma jàppale bu doomu dëkk bi defal ko lu dul boppam. Donc je la remercie infiniment. Je remercie tout le monde. Je remercie mes frères, mes amis. maa ngi leen di gis yéen ñëpp mais mënuma li su ma limee damay dugg ci loo xam ne du jeex kon ñoom donc maa ngi yem foofu rek. J'aurais aimé bien que les 3 premiers maires ou 2 premiers maires qui étaient là soient sur la table d'honneur, mais comme situation permet, je l'ai laissé sur la table. J'ai invité le premier maire de Dalifort, Papa Diaye. J'ai invité M. Kansou Bali Diaye en tant que maire de Dalifort. J'ai invité également M. Cheikh Aobal, qui a été un maire intérimaire par comment on l'appelle encore, par délégation. Donc voilà, en fait, je les ai tous invités pour que vraiment nous ramenions Dalifort. Suñu Dalifort là, mais des combats politiques et autres, c'est encore une autre histoire. Mais Dalifort, c'est l'essentiel que nous vivons tous. Je vous remercie. Vous avez la parole, animé un peu. C'est eux qui m'ont permis, qui se sont chargés de l'organisation. C'est le groupe Foukenkouk, c'est des rappeurs. Foukenkouk, ça signifie simplement Foukouynouk. waaw jërëjëf je pense que rafet na tey bis bu màggaloo Thank you.